jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës doore ko ak accident bu metti bi nga xamante ne nag moom moo am ci yoonu Poroxaan bi ab car Ndiaga Ndiaye moom bëkkante ak benn bus ba juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ca seen bakkan juróom ñi moom ca saasa lanu faatu car ba nag xel yu metti la doon daw intercadre bi ëmb jàngalekat yi muy nag syndicat bu bees bi sosu ñoom door nañu tey ji grève ñaari fan lanu bëgg nag mooy ñu dugal leen rek ci waxtaan wi nga xamante ne nguur gi kon mi ngi koy sekk jamono ji ak syndicat yi ëpp doole bu ci jógee tamit ñu daal di sàmm kon la ñu xaatimoon ci atum 2014 ñu ne nag ña ngay waajal doxub ñaxtu bu yaatu loolee ci weeru mars bi di ñëw mbirum Khalifa Sall procès bi ma ngay wéy avocat yi nag toll ba tey kon ci layo bi muy avocat yi nga xamante ne ñoom ñoo fare kon ci défense bi dinañ jokkoo ci tribunal ak Ibou Diouf ma ñu fa teewal lu soxal tàggat yaram daan ci addu ndax tey ji nag daañu fas yéene rek jano muy Misr El Makassa bu Égypte ak Génération Foot tey ci ngoon lay doon ca Caire moom champion du Sénégal bi nag bëgg a def kéemtalaay kàttanam ngir rek qualifié ci tour bi di ñëw entraîneur bi di Olivier Perrin mi ngi ciy dalal xel yi am na yaakaar nag ci goneem yooyu ne daanu rek wane lañu mëne dinañ wax it ci màggalu Poroxaan ni ki ëllëg la ci alxames ji daañu rek nemmeeku ji xabru soxna Maam Jaara Buso tàmbali naa fees xat taalibe yi fay ñëw nag ña ngay ñaan lépp rek ngir jàmm am ci réew mi waaye tamit naataange màggalub ren ji nag dafa yemoo ci bi mu toogee ci jal bi moom xalif général di murit muy Serigne Mountakha Bachir Mbacké mbokki ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yéenekaay bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak accident bu metti bi nga xamante ne nag moom moo am ci yoonu Poroxaan bi ba juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan juróom ñi moom ca saasa lañu faatu benn kaar Ndiaga Ndiaye moom mbëkkante ak benn bus boo xamante ne nag xel yu metti la doon daw ñu teewlu Pape Malick Ndaw moom mooy préfet bu Nioro ci micro Talla Samb di wax daal ne tey mardi ñaar fukki fan ci weeru février 2018 ba mu amee ñaar fukki waxtu ak ñett dama maire Porokhane oo ci téléphone dama monsieur le préfet am na accident bu am diggante Nioro ak Porokhane surtout village bi ñuy wax Kër Cheikh Sow balaa ñuy jóg di dem sax ci lieu accident yi déjà chauffeur si doon romb pèlerin yi doon dem ñoom ñëpp ak autorités yi ñi nga xam ne ñoo nekk fii mu autorité locale yi maire yi force de sécurité ñëpp màbbu dem foofu pour amener les premiers secours dimbale ñi nga xam ne ñoo ci gaañu ñi ngi nag wax dëgg yàlla am naxar ak tiis gu ñu dal parce que am na ci juróom-ñaari nit yoo xam ne seen bakkan dafa wadd juróom la woon mais ñaar ñi bañ leen di évacuer ci centre de santé Nioro ci la ñu mujj faatu donc daal bilan bi nga xam ne mën nañ ko jàppagum mu nekk loo xam ne dañ ko jàppagum mooy am na ci juróom-ñaari nit yoo xam ne daal seen bakkan wadd na fa mu am fanweeri nit ak juróom yoo xam ne am nañ ci ay gaañu ci biir fanweeri ak juróom yooyu am na ci juróom-ñett yoo xam ne daal gaañu xaw nañoo métti. beneen accident bu mettit démb la am muy nag moto gendarme bi nga xamante ni moom moo jiite woon cortège bu Ousmane Tanor Dieng délégation boobu tamit doon dem ca Porokhane benn minicar nag moo daal di rek mbëkk borom moto ba gendarme ba moom ca saasa la ñàkk bakkanam ba néewam sax dañu ko rek mujj yóbbu kon ci hôpital bu Mbour ki nga xamante ne nag moom mooy chauffeur ba ak apprenti ba ñoom ña nga ca garde à vue ñu teewlu ci Abdourahmane Diallo. accident baa ngi amee ci route nationale bi fu toll ak Ludi di ab village bi nga xam ne mu ngi diggante commune Mbour ak bu Sandiara ab minibus moo daal di mbëkk moto gendarme bi nga xam ni moo doon jiite cortège Ousmane Tanor Dieng njiitu au conseil des collectivités territoriales nekk tamit njiitu parti socialiste Porokhane la doon dem gendarme bi di Massar Diop daal di ñàkk bakkanam ci saas ya teewul cortège bi moom dafa continuer dem yoonam gendarme bi nga xam ni mu ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar moom ci escadron motocycliste
spécialiste bu gendarmerie nationale la bokk. bu ñu sukkandikoo ci sunu ay xibaar chauffeuru minicar bi di xamle ni ab camion bi nga xam ni moom moo newoon ginnaawam moo ko xatal li ni mel la tax sax mu daal di perte contrôle am daal di dal ci moto bi nga xam ni gendarme bi bokkoon ci cortège Ousmane Tanor Dieng moto bi nag lépp a yàqu fi mu ne nii sax mu ngi ci gendarmerie bu Mbour tamit chauffeur bi ak apprenti am fi mu ne nii ñoom it ñu ngi ci loxol yoon li jëm nag ci néewu ndawu escadron bi fi mu ne nii mu ngi ci morgue hôpital bu Mbour. ñu wax ci procès bu Khalifa Sall balaa boobu nag ni ki démb kii di Bamba Fall maire bu Médina moom ma nga woon rek ca tribunal am nag kàddu yu mu fa jot yëkkati lu ca mel ne nag wàllu transhumance di màngaan nee na nag loolu moom nekkagul benn yoon ci xelam newul sax ci xelam loolee la xamle nee na nag lu soxal Khalifa Sall bu ñu jàpp rek ne Khalifa Sall moom kilifaam la ca parti bi nga xamante ne ci la nekk muy parti socialiste waaye Khalifa Sall gën naa sori diggante seen diggante maanaam nañ jàpp ne Khalifa kon tey jii maanaam dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay ñu teewlu ko moom maire bu Médina ci micro Cheikh Tidiane Dione. bari yoo xam ne nii Khalifa daf ma koo dénk ville maa yor social ak santé ak leneen yor mairie boo xam ne tamit liggéey ba dafa bari kon toog bi toujours du mën a nekk wante daal samay wax du ci bari li ma leen mën a wax mooy Khalifa Sall du maire ci man du responsable politique ci man mag la ci man bu ma bokkal ndey ak baay kon boog da nga may rendiwaale ak moom wala nga may ñu jàmm ak moom kon loolu tënk na wax yëpp te fa laa yëm wasalaam. alors mais suñu nee par exemple ñenn ñi nee nañ da ngaa bëgg a transhumé daa may bëgg ñu ne di ci suuf. xam nga lan laa bëgg ngeen xam am na ñu àndaloon ñu transhumé kenn waxu leen lenn su ma bëggee transhumé kenn jënduma kenn moomuma ndax bi may démissionné bureau politique PS tàgguwuma Khalifa Sall bi may bay tanoo di ànd ak Khalifa Sall tàgguwuma kenn su ma bëggee transhumé aw ma ku may tàggu mais man ak Khalifa du affaire parti ak affaire transhumance affaire mag ak rakk la fa laa yem. ñu des ca tribunal ak ni ma ko waxee woon procès bu maire bu Ndakaaru Khalifa Sall ma ngay wéy avocat yi fare nag ci défense maanaam ñay layal Khalifa Sall ba nëgë ni nag kon ñoom ñoo ca ne dañuy dem ba tribunal fekk ji fa Ibou Diouf Ibou nuyu naa la. fay naa la soxna Fatou Kiné. Ibou loo ñu mën a tënkal tey ci procès boobu. waaw ni nga ko waxee avocat yi layal ki nga xam mooy maire Ndakaaru di Khalifa Sall jamono ji daal dooy janook juge yi ngir fas yéene rek indi ci len li ñu jàpp ne daal ay tuuma rek ko waral waaye de leneen lu ni mel ci njëkk a jël kàddu gi ci bésu tey bi sax di maître Seydou Diagne moom nag li mu bëgg rek mooy li ñu amal li muy duppee renvoi des fins de la poursuite maanaam ñu dakkal bépp topp ba nga xamante ne rek ñu koy topp kii di Khalifa Babacar Sall di maire Ndakaaru moom nag ñëw na ci ay dossiers yu bëri ya nga xamante ne rek kuréel yi ñuy jox ñuy saytu ni ñuy yore kopparu réew mi jot nañu ko fësal wante boobu ba tey daal mu ne suñu wax ne amul kenn si ñoom ku ñu topp ci loolu sax gis na ne am na loo xamante ne ëpp na ay milliards te boobu ba tey daal ñi nga xam ne ñooy yore mbiru yoon yeyu ñuy yàbbiwuñu ci duppe na te ñëwaat na tamit ci li muy duppee question blanchiment maître Seydou Gueye di ñaan rek ñi nga xam ne ñoo yore procès bi ñu wax li nga xam ne droit loolee la maye su ko defee rek li ñuy topp kii di Khalifa Ababacar Sall gën a leer ci boppu askan bi keneen ki jëloon kàddu bi di maître Demba Ciré Bathily moom nag gis na ne amul benn preuve lu aju ci wàllu détournement bu nga xamante ne rek war nañ ko mën a fësal ci boobule dossier moom dafa jàpp ne rek li ci bëri ay allégation maanaam yi ñu sos rek ngir mën a sonal ki nga xamante ne rek mooy maire Ndakaaru Fatou Kiné jamono ji may wax ak yow maître Mbaye Sène moo jël kàddu gi ñëw rek di sàkku tamit ñu amal li ñuy duppee annulation procédure bi ndaxte dafa gis ne rek ni que ay ñooñam waxee amul leneen li ñu mën a yëkkati lu dul procès politique procès ba nga xamante ne rek dañ ko programmé ngir mën a fexe ba ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall di potentiel candidat élection yi ñu dégmal bañ a bokk ci jongante yooyu moom nag kii di maître Mbaye Sène mu ngi àddu yëkkati ay kàddu sax jëmale ko ci ki nga xamante ne rek moo fi nekkoon njiitu réew mi di maître Abdoulaye Wade moom nag dafa jàpp ne kooku moom vrai gentleman la maanaam kii daal bu jéegi doxoon seen diggante taxul daal mu doon salfaañe yoon jëmale ko ci ñi nga xam ne rek dafa jàppoon ne ay potentiel adversaire am kaddu yooyu rek la yëkkati jagleel ko ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Wade fàttali ne boo fekkente ne rek amoo beneen laaj jamono ji may wax ak yéen
avocat défense yi daal ñoo yëkkati ay kàddu rek ngir layool ki nga xam ne mooy seen client di Khalifa Ababacar Sall li ñu ko xamee rek boobu ba tey yoon topp ko ndax li ñu jàpp ne daal ni mu yore woon mairie Ndakaaru dëppoowul ak yoon Fatou Kiné. Ibou xëy na laaj bu mujj rek ci tënk ndax ñooñu Khalifa Sall maanaam ay leader politique gis nga leen foofu tey. waaw Fatou Kiné waaw loolu lu am solo la laaj boobu ndaxte gis naa fi ñu bëri ku mel ni Mamadou Lamine Keita gis naa fi Malick Gakou gis naa fi ñu bëri Elimane Kane ñu bëri daal maanaam ñoo xamante ne rek ñooñu Khalifa lañ gis naa fi Cheikh Gueye tamit jege woon trop Khalifa Sall ay Idrissa Diallo ñoom ñëpp ñëwoon nañ daal jàppale ki nga xamante ne rek mooy seen xarit te jamono ji mu am jafe-jafe ak yoon bëri nañ fi trop. jërëjëf Ibou Diouf ñu ngi lay bàyyi nga gën ñu toppal procès boobu waxoon naa ko sànq ci ponk yi muy intercadre de l'enseignement mooy nag daanaka syndicat bi mujjee juddu ci jàngalekat yi ñoom nag door nañu tey jii rek grève ñaari fan la ñu bëgg nag mooy ñu boole leen ci waxtaan wi nga xamante ne nguur gi mi ngi koy seq ak syndicat yi ëpp doole ci jàngalekat yi bu weesoo loolu tamit bëgg nañu rek kon nguur gi daal di sàmm la mu xaati moon ci atum 2014 digganteem ak syndicat yi ñi ngi waajal nag intersyndical boobu intercadre boobu doxub ñaxtu bu yaatu ci weeru mars gannaaw nag ndaje yu yaatu yi nga xamante ne tamit ñi ngi koy def ci diiwaan yi ci Sénégal ñu des ba tey ci njàng meek njàngale mi seetlu gi fële ci lycée Maurice Delafosse foofee nag proviseur ba ak ndongo ya jaaxle nañu lool ci grève yu tar yi nga xamante ne nii ñoom jàngalekat yi soobu nañu ci si seetlu sax nee nañ examen yooyu nag jëm ci premier semestre bi daanaka ay jafe-jafe ci lañu ko defee te ba nëgg ni xamuñu sax ndax dinañ corriger am déet seen copie yooyu bu ko weesoo administration ba nee na ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir nag ñu mën a taxaw ci jafe-jafe yooyu Aminata Mbariso Jafara Ba. diggante bureau ak salle de classe yi monsieur Faye di def kéemtalaay kàttanam kii nag mooy proviseur lycée Maurice Delafosse fi mu toll nii mu ngi xalaat ci yan anam la mën a génne ci perturbation yi nga xam ni mu ngi juddoo ci grève yi am ci enseignants yi. mais depuis janvier février am na professeur yoo xam ne benn weer def nañu 6 jours de grève donc loolu duñ ko mën a dabbu noonu du yomb ñu dabbu loolu. du yomb dina am ay jafe-jafe pour ñiy def examen ak ñi deful examen parce que du ñu jeexal seen i programme te dañoo war a jeexal seen i programme jàng leneen. man comme professeur philosophie la damay waxtaan souvent ak professeur philosophie mais ñoom avance bu baax la ñu amoon ñu ngi woon sax ci génnoon nañu premier chapitre bi ñu ngi woon ci deuxième chapitre bi. professeur yu bëri ñëwuñ def seen ay cours te boo xool presque sujet yi ñu jox boo xool ñu ngi def presque ay 3 leçons bu dee histoire la ñu ngi def 3 leçons histoire et 2 leçons géographie te sujet yi bien vrai que ne jàng li ñu si jox yëpp jàng nañ ko mais am na ay kii yu nekk ci biir yoo xamante ne nii élèves yi mënuñ ko comprendre à 100% parce que méthodologie bi si war a prof yi defuñ ko ak ñun. ci école am bile naam tàmbali nañu évaluation premier semestre yi waaye am na yenn classe yoo xam ni bu moytuwul ren duñu composé ci premier semestre bile. yaa ngi ñu fekk ñuy composé première suba la ñuy jeexal bu soobee yàlla. seconde yi nag la ñu am jafe-jafe composé parce que ñun suñu seconde yi dafa bari am nañu fukki classe ak juróom-benn seconde bu ñu naroon composé seconde ak première du ñu am surveillant yu mat ñu ngi composé ñun man yenn saa yi damay dugg ci classe yi surveiller censeur day surveiller sama surveillant généraux yi day surveiller. boo gisee suñu ay sujet composition su génnee lu bëri am na ay question yoo xamante ne suñu jàng yegagul foofu à cause de grève yi ndax prof ñoom ñoo retardé lu bëri loolu la. leneen li tiital proviseur bi mooy jàllu feuille yi nga xam ni ay copie d'examen la te ba léegi ñi ko war a corriger ñëwaguñu jël si ko. waaw am na ñoo xam ne jël nañu seen copie xaw ma nag ndax ñu ngi koy corriger wala déet am na ñoo xam ne jëluñu seen i copie parce que pour ñoom dañoo boycotté composition. am na mot d'ordre moom dinañ ko lever xaw ma mars lay doon xaw ma avril lay doon mais xam naa ne moom dinañ ko mës a lever waaw war ñu xalaat aussi mu bañ a am embouteillage bu boobaa. grève mi ci njàngale bi tiital proviseur bi waaye tiital tamit xale yi ci noonee sax élèves yi ñoom nee nañu fi mu toll nii ci seen gouvernement scolaire ñu ngi daje ak seen yeneeni moroom ñoom nag ñuy xalaat ci yan anam la ñu mën a doxee tànku jàmm su ko defee ñu mën a reprendre seen cours mën a tamit jàng ci xel mu dal.
Aminata Mbaare Sow ñeneen ñi am jaaxle nag ci grève jàngalekat yi muy ndongo ya nekk ca CEM ak lycée bu Kaffrine moo waral sax ñoom ñu wàcc ca mbedd ma rek dox ñaxtu wax li leen métti ndax ña ngay samp laaj sax lan mooy seen ëllëg ci wàllu njàng mi la leen métti yépp nag tënk nañu ko ci ab bataaxal jébbal ko gouverneur bu Kaffrine Ibrahima Diamé. ci doxu ñaxtu bu rëy bi ñu amal ci mbeddu Kaffrine bi de élèves lycée Babacar Coumba Ndao ànd ak seen yeneen naataango yu nekk ci yeneen école yi kon ne li ñu bëgg a wone moo di que ne doyoon nañ sekk ci grève yu dul jeex yi nga xamante ne ñoom la seen enseignants yi nekkee moo tax ñu formé benn collectif bu leen boole ñoom ñëpp di ñaawlu nag grève yi ni mel Xali Diop moom la ñu denk seeni kaddu. mbokki Kaffrine ñun nag ci ndoxum ñaxtu bi nga xam ne amal leen ko tey lenn rek moo ko waral dañoo bëgg li nga xam ni moo di grève bi nga xam ni moo am ci diggante jàngalekat ñi ak gouvernement bi na dakk. ci seen wax nag nee nañ combat bi lee soobu nañ ci te parewuñ ci deltu gannaaw ndax jàpp nañ ne ak grève yu bëri yi de ñoom rek ñoo ciy loru. ba tax na ñu ngi ñaan ci jàngalekat yi ak gouvernement bi bu fekkee ni mën nañoo saafara mbir mi neen ko saafara ci ñim gën a gaawee ndaxte jàngkat moo yorum réew ki ñuy wax Victor Hugo di borom xam-xam bu mag nee na ku tijji ay école mu ngi mel ni yaa ngi tëj ay kaso donc njàng ak njàngale mënee su ko fooyee ci ab réew mi nga xam ni dafay bëgg a wax ni dafa bëgg a jëm ca kanam ba tax na ñu ngi wax si jàngalekat yi ak gouvernement bi ñu trouver une solution le plus rapidement possible. ñoom nag bàyyi ñu kenn muy parents d'élèves muy autorité ñëpp la ñu woo ñu dugal ci seeni loxo wax ak seeni enseignants yi de ndax ñu dakkal seeni grève bi de ñu mën a dellu l'école ginnaaw nag buñ jógee ci l'école ya ak mobilisation bu rëy aw nañ mbeddu Kaffrine yi de mujjee seen marche bi nag ci gouvernance bu Kaffrine pour rek jébal ki nga xam ne moom mooy gouverneur seeni mémorandum. ñu yegg ba ci bëj gànnaaru réew mi kuréel gi nga xamante ne nag moom mooy ubbi gët di teg lépp lu jëm ci wàllu koom service boobee ca Dagana nag am na lu mu teg loxo soble la ak pomme de terre lu toll nag ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci saaku soble saaku pomme de terre yi nag toll na ci ñaar fukk ak juróom-ñett ñu ne nag ab pomme de terre la boo xamante ne nii ma nga bàyyi ko ca biti réew ñu waroon ko nag dugal ci Rosso Sénégal ak Richard Toll mu doon loo xamante ne nag ñu ne bu ñu ko seetaanee dafay rek ray koom gi loolee nag la ñu bëgg a xeex bu baax a baax ñu teewlu ci Papa Amadou Bigué Ndiaye moom mooy chef service contrôle économique bu Dagana ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. donc depuis vendredi dañoo jot ay information yoo xam ne ñu ngi doon wax ne oignon soble bi ak pomme de terre bi mi ngi dugg de manière irrégulière donc y a eu dafa am mesure de gel boo xam ne état bi jël na ko bu xasee ba mesure de gel bu xasee ba am kenn amatul droit dugal le produit boo xam ne dañ ko gelé donc 12 000 tonnes yi nga xam ne état bi dugaloon na ko pour mu régler un peu le problème mënu fee agsi parce que demi grossistes yi ñoom nee nañ mënuñu ko fee jaay parce que oignon bi nga xam ne dañ koy importer ci jaaduwut ci lu teguwut yoon moom moo leen di sonal jàpp nañ ci lu ëpp 4 tonnes d'oignon ak 28 sacs de pommes de terre donc joxe nañ plus de 20 convocations ñi jéggi yoon woowu noonu dinañ leen déglu bureau dinañ leen teg ay daan au regard de la loi 66/48 donc loolu lañ amoon ci li ñuy waaw zone frontalière la dafay yombal dugg bi ci yenn points yi nga xam ne c'est pas conventionnel dafay favoriser dafay yombal dugg bi nga xam ne c'est des produits d'origine frauduleuse lu ci mel ne soble lu ci mel ne pomme de terre ak yeneen produits yoo xam ne mën na ko tox fii nii di ko citer. ñu àddu ci leneen $1 milliard yu toftal fukki million ci suñu koppar nee ñu moom la nguurug Sénégal war a jox rek gox-goxaan yi nga xamante ne nag samp nañu fa ay industrie minière fële ca Daaru Xuddoos lu ci mel ni Taïba Ndiaye ba ci Mboro kon bokk nañu ci gox-goxaan yooyu ñuy wax ñu ne nag nguurug Sénégal kon gëj naa joxe koppar yooyu ci atum 2010 ba tey bu ñu sukkandiku ci ab rapport boo xamante ni ITIE moo ko génnee ab forum nag amal nañu ko ca Daaru Xuddoos jagleel ko rek askan wi ñu xam dëgg-dëgg la ñuy doxal ci gox-goxaan yooyu Cheikh Anta Diop Seylatira
askan wi jóge woon ca Daaru Xuddoos Mbooro Taïba Ndiaye ba Jogo ay usine ñoo fa samp di génn ay meññeef ci suuf muy phosphate wala zircon waaye nag ki nga xamante ne moom moo jiite antenne régionale publier ce que vous payez gis ne koppar yi jële ci usines yooyu de feeñul ci askan wi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci wetu usines yooyu. xam nga Daaru Xuddoos maanaam tey entreprise yi gën a mag ñu ngi fi muy GCO muy ICS mais jafe-jafe yi dafa bari sa gisuñ ci seen bopp rapport 2016 ñun IT bi ñu génnee région de Thiès xam nga ñaata la dugal ci gafaka état 40 milliards mais bi ñu jëlee fonds de péréquation yi 2010 ba 2015 arrêté bii mujjee génn 1 milliard ak fukki millions ñu war ko séddale juróom fukk ak ñett collectivités locales yi nekk ci Thiès xam nga loolu soo xoolee du dara mais ñun li ñuy wax mooy arrêté baax na mais nañ fexe ba xaalis boobu tamit na dem. leneen loo xamante ne wax na ko muy lu jëm ci wàllu fonds d'appui développement local bi ko nguur gi tabbee daanaka ñi nekk ci bopp moomeel yi du dara luñ ci jotagul. léegi beneen xaalis bi nga xam ne war nañ ko joxaat collectivité locale mooy fonds d'appui au développement local loolu lañ ni entreprise buy def par exemple téeméeri milliards supposons de bénéfice juróomi téeméeri millions yi dafay delluwaat ci gox-goxaan bi pour l'instant collectivité locale yi pour wax dëgg. jafe-jafe yi bari na. ngir nag indi ay pexe ci mbir moomee tax na ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci wetu usines yooyu wax ni dañu war a sàkk beneen pexe. dañoo wax ni ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci gox bi nga xamante ne fi la ñuy gasee gànjar gi ñooñu bu dee maanaam dañoo tolloo ci maanaam liggéey bi ci xarale gi ki dëkk ci gox bi la ñu war a jiital ci liggéey bala ñoo jox liggéey ku dëkkul ci gox bi nañ ko jox ki dëkk ci gox bi bu dee moo ki koy ut ñoo tolloo ci xarale bi. réseau bi nga xamante ni moo ëmb ñi nga xamante ni ñoom ñooy loru ci usines yooyu ñoom sax ñi ngi sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor usines yooyu ñu xool bu baax askan wi. am lu ñu seetlu nag ci Sénégal muy yenn ci bànqaas nguur gi te féete nag ci diwaan yi ñu gis ni dañuy faral di màgget lool ci loolu nag nguurug Sénégal jël na ci matuwaay 1 milliard la wax jàpp 2 milliards at mu ne daañu ko kon dugal ci tabax ngir rek kon jekk-jekkalaat bànqaas yooyu ndax jàpp nañ ni ci nguur gi la nekk te nag anam ya ñu ko gisee doy na waar lool nag mu doon loo xamante ne nag war nañu ko def ni ñu ko waxee at mu ne ci diwaan yi ci atum 2015 nag direction patrimoine bâti daal dinay sax door ni kii loolu gannaaw nag sax gouvernance yi nga xamante ne tamit taxaw nañu ci defar ko ñeenti at gannaaw bi tey la ñu bëgg rek mooy gën a yeesalaat kon bànqaas yooyu Ibrahima Diamé ci leeral. bu bees bii di yenn lool dafa wone résultat yu njëkk yi ci engagement gouvernement bu Sénégal kon mu jëloon dogal depuis atum 2015 ne day beesalaat bërëb yi nga xamante ni ñoom ñooy dalal service su état bi ci diwaan yi ci nu màggetoon lool di coûter lu cher ci wàllu location. waaw li ñu fi andi woon tey mooy seet si suñu chantier bi nga xam ne dañ ko tàmbali woon 2015 bi ma président de la république di dénk patrimoine bâti daf ñu ne woon entretien bâtiment maanaam toppatoo bâtiment yi bëgg naa ngeen gën ci def ay jéego gën ci def pas-pas. looloo taxoon ñu fexe ut budget boo xam ne dañ ne kat ñun kat waruñu nekk di jël bâtiment yi ne Dakar rek at mu jot ñu defar leen te bàyyi bâtiment yi ci àll bi bâtiment yi ci àll bi ak bâtiment yi ci Ndakaaru ay sénégalais ñoo fa ne ay agents de l'État ñoo fa ne ñoom ñoo yem dignité ci ñun ñoo yem ci ñun donc ni ñuy toppatooyee li ne Dakar noonu la ñu war a toppatooyee li ne ci àll bi looloo taxoon bi ñëwee Kaolack ñu fekk fi bâtiment bi mu demoon ba màgget ba daanaka sëgg ñu jël ko toj ko defaraat ko ba gis ngeen ko tey ni ñu ko yeesalee mu doon bâtiment bu am solo. bâtiment bi nag luñ ko defaraatee dem na ba ci 2 téeméeri millions de francs CFA ñu implanté ko ci kanamu préfecture bu Kaolack lu mat kon 2 fukki pièces ñoo ngi ci biir li tax nag mu gën a am solo moo di que ne dina mën a concentrer ay services yu bëri bëri. bi ñu ko fi fekk 4 pièces la woon bi ñu ko tojee defar ko tey 24 pièces moo fi nekk ak 2 salles de conférence donc tey mën nga jàpp ne diggante juróom ba juróom benn service nañ leen dajale fii te loolu liy solo bi mooy sénégalais yi citoyens yi ku ci soxla administration doo wërati uti signature ndorong boo paree dem Kasnack uti leneen dem centre ville uti leen déet da ngay ñëw fii dox ci benn quartier ci benn bërëb nga fekk administration gis nga boo gisee poste ngi ni douane a ngi ni lii centre de service partagé lañ koy wax inspection d'académie mu doon quartier administratif boo xamante ne boo fa demee képp ku soxla kayit war ngaa mën a dox sa soxla ci benn bërëb da ñibbiwaat sa kër. muy sukkandikoo nag ci kii di directeur du patrimoine bâti logique bi ñu jël pour beesalaat service su état bi ci diwaan yi at bu jot dana leen coûter au moins lu toll ci milliards. askan wa yeewoo ca Bundu Sambu nekk nag ca département bu Médina Yoro Fula foofe nag njaayum gerte ma doxu fa ña nga xamante ne ñoo ca yëngu di producteur ya ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar rawatina ak baykat yi ñu ne sax ña ngay wanteer seen gerte ga kilo ba daanaka la ñu koy jaay matul fanweeri dërëm loole nag metti na leen lool jar na sax moo waral sax kon ñu doon fa amal rek ay ñaan di bëgg nag campagne pour ren ji mu bañ a amati ndax yées na ba fa yéeseem Abdoulaye Diallo.
jege lool frontière diggante Sénégal ak Gambie biir département bu Médina Yoro Foulah askanu Bundu Sambu ak li ko wër ñoo nekk ci njaaxare ngir campagne njaayum gerte bi ñu jàpp ne baaxul ren looloo leen taxawanteer seeni gerte. fi mu toll nii ñuy wax ak yow nii wax dëgg yàlla béykat yaa ngi bay seen gerte jarut ñu ngi koy jaay baana yi te ñun frontière lañ léegi-léeg nga jaay gerte doo mën a am sax kilo 150 buñ ne la kilo 210 la te doo ko gis nga gis kilo 100 francs sax ñu fay la ko nga def sa poche dem faj sa soxla moo gënal parce que ñun fii ni ma la ko waxee rek niti frontière lañ dañuy lekk CFA dañuy lekk dalasi suñ jàqee ba xamuñ fu ñuy dem wala xamuñ lu ñuy jaayee ñu jaayee ci dalasi li ngay jaayee saako bi boo ko xayma par rapport ak liñ ne la kilo 210 doo am sax boo calculer 150 kon daal wax dëgg yàlla dëkk bi dëkk bu sonn lañ surtout nag département Médina Yoro Foulah fii laay waxal yëpp sonn nañ trop parce que ndimbalu nguur bëriwut fi dara. seeni xew-xew diine biñ fi amal doon na occasion pour ñu def ay ñaan ndax jàmm law ba faw ci diwaanu Casamance waaye it campagne yi njaayum gerte bi ni mel mu bañ fi amati boobee xew-xew diine ñu ngi ko amal ci teewaay Serigne Sidi Mouhamed Tidiane Sy ibnu Abdul Aziz bu Tiwaawoon mi fas yéene jotali seeni kaddu ci ñi ngànku wàllu nguur. ñun itam luñ ci mën a dox. jàppale leen ci. danañ ko def. ci wàllu yoon. wàllu courant. wàllu ndox. wala lépp loo xam. wala sax lépp loo xam ne. dëkk dana ko soxla. ndax askan wi. yàlla na ko yàlla defal dëkk bi defal ko dëkk yépp nag. ne état nag ñu bàyyi xel ne mënu lépp. wàllu yoon yi baax ndox mu sell wergu yaram ak i courant ñooy jafe-jafe yi gën a tar ci askan bi nga xam ne bay dundee kese mooy seeni ite. njaayum gerte mi doxul bari na baykat yu koy jooy njiitu réew mi Macky Sall sax doon na ca dalal seen xel ca diwaanu Kaolack ne nag lu jëm ci gerte googee nguur gi dana def kéemtalaay kàttanam ba jënd ko. Thierno Bocoum moom la mu wax ci mbir moomee mooy waruñu woon sax yegg fii nguurug Sénégal waroon naa teel a jël ay matuwaayam ci campagne njaayum gerte mi gis-gisam wuute lool ak bu Pape Mao Diouf bu APR Mame Birame Diouf. bay ci gerte takkul lool 1,4 tonnes waaye ay jafe-jafe am ndax baykat yi ñu ngi koy dund Thierno Bocoum mi nekkoon ci Saloum ci ab tournée gum doon amal nemmeeku leen di xamle ni jafe-jafe yooyu am na. tey gisuñu ku ñuy jaay wala suñu gisee ku ñuy jaay prix yu yomb la ñuy obligé jaay ko mais mënuñu def leneen parce que dañuy war a dund dañ jàpp ne nag ne loolu. doon na loo xamante ne dañ ko ñaawlu. bu dee président Macky Sall mu ngi laaj sax baykat yi ñu ne niku bañ a yàkkamti xam ni kon campagne bi des na te it jafe-jafe yëpp dinañ ci génn Thierno Bocoum jàpp ni nag politique ga ñu amal ba léegi moo ko waral. su dee lii yëpp su amee parce que ñoom dañoo investir si mbéy mi fexe ba mbéy mi gën a moderne gën a baax paysans yi gën a mën a béy. waaw soo defee pexe yu mel noonu su dee loolu nga ne moom nga def waaw xanaa war nga prévoir que ne loolu dina am lu mu jur waaw lu mu jur su jëlee dafa jur production bu am solo bu bëri mais production boobu doo bàyyi bañ ne kët na jonn nga ne da nga koy jéem a régler avant nga waroon anticiper si loolu pour régler ko tey soo waxee paysans yi béykat yi nañu xaar waaw béykat yi ñoom dañu nekk si ay jafe-jafe. loolu la ñuy dundee. ren nag am na ay jafe-jafe waaye dinañ trouver yoon wi ndax nguur moom liggéeyam mooy régler ay jafe-jafe. est-ce que ñuy doog a tourner ñooy doog a gis lan mooy monde rural waaye ñun 2008 ba léegi ak laata loolu sax ñu ngi tourner ci réew mi xam nañ seen bëgg-bëgg xam nañ seen i yiite xam nañ seen i jafe-jafe moo tax bañ fi ñëwee 2012 ba léegi mbéy mi soppi. li ñuy produire gën a bëri commercialisation bi gën a yomb ba pare prix yi doon prix yoo xam ne day jëriñ béykat yi. Pape Mao Diouf jàpp ne nag mbir mi jafewul jafe-jafe googu nga xam ni kon mën nañ wax ni yaakaar tas na waaye mu jàpp ni mboolem acteurs yi war nañ ci dugal seen loxo ngir kat campagne bi ñu mun kaa réussir nu mu waree. nga mbiru agriculture moom kenn mënu ci wax ne mbir mi doxul kenn mënu ko wax mi ngi dox ndax li ñu mën a natt mooy ci juróom benn at yi liñ fi def ak liñ fi deful te loolu ci mbéy moom def nañ fi lu fu benn nguur mës ta def ci wàllu mbéy ren nag weddi wuñ ne cours mondial bi ak ay influence yoo xam ne c'est exogène am na ay influence ci biir réew mi waaye Sénégal am na matuwaay yoo xam ne ak pas-pas boo xam ne njiitu réew mi am na ko ak ñi mu àndal ak ministre bi Pape Abdoulaye Seck boo xam ne dinañ ci
am résultat yi nga foog dinañ del si. dinañ del si liñ ci war a régler dinañ ko régler incha allah béykat yi nañu wóolu président de la république ni mu àndee woon ak ñoom démb di régler seeni problème noonu lañ ko nar a defee ren tamit ci kattanu yàlla. daanaka ñetti weer des kon ñu jeexal campagne mi jëm ci njaayum gerte gi béykat yi di nëgëniku am yaakaar ni dinañ ci génn ak mbégte. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram Sénégal nag daloo na centre bu bees ci wàllu urgence centre bu mag la ma nga nag ñu samp ca Fann hôpital Fann tey ci suba nag lañu ko xëy rek daloo ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall centre boobu nag ñi ngi ko rek jëmmal ci ndimbaluk agence de la défense pour la réduction des menaces bu ñu ko déggee nag lépp loo xamante ne xeetu jéye la wàññi ko moo tax a jóg kon agence boobee fekk baax ca réewum Amérique ñu teewlu ci docteur Abdoulaye Bousso moom mooy directeur centre boobu ci micro Mame Biram Diouf. loolu parce que fi mu nekk nii depuis Ebola bi dañuy wax ci wàllu sécurité sanitaire mondiale c'est-à-dire dañu gis ni fi mu nekk nii benn feebar mun na xëyee Chine fanaan Sénégal donc ak moyen de transport yi fu nekk jàngoro mun na am donc benn dëkk mënul am sañ-sañ ne man benn jàngoro du ma dal donc loolu dafa tax ba nga xam ne dëkk bu ne war nga fagaru am ay jumtukaay yoo xam ne dina la mën a may jour bu jàngoro bu ñëwee nga mun ko teel ko gis et puis mun ko faj donc loolu nag centre bi ci la bokk parce que dafay participer ci sécurité sanitaire nationale donc bu ñu gérer ñun suñu sécurité nationale dinañu mun a may après ñu mun a participer sur la sécurité sanitaire mondiale. centre bi c'est juste dans les situations de grande catastrophe et d'urgence donc ñun suñu rôle mooy bu amee ay situation catastrophe yooyu on a une capacité d'avoir ay équipes yu ñuy transférer dinañ am aussi capacité boo xam ne dinañu mun a gérer les transferts des malades yi nga xam ne dañuy am des contagions c'est-à-dire malades yi nga xam ne dañuy am feebar yu grave nga xam ne dañuy contaminé nga xam ne mënuñu leen transporter n'importe comment donc ñun suñu rôle c'est surtout sur ça c'est vraiment sur les urgences et les catastrophes sanitaires pas sur les malades au jour le jour c'est-à-dire les urgences de routine. tàggat yaram jongante bi Sénégal di xaar diggante Misr El Makassa bu Égypte ak Génération Foot ci ngoon lay doon bu 17h jotee ca Caire jongante boobu nag jëm ci manche retour bi champion du Sénégal di Génération Foot ñoom nag ña ngay am yaakaar bu baax a baax génn ci ak ndam bu ñu sukkandikoo ci entraîneur bi di Olivier Perrin moom nag am na yaakaar ci gonem yooyu ne rek daañu wane la ñu mënee ci kanamu équipe bu Égypte boobu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Tidiane Diawo. Il va falloir qu'on essaye d'éviter qu'on est trop près de notre but en début de match mais on sait qu'on va être mis sous pression parce qu'ils n'ont pas trop le choix. ndorteel bi faw ñu bañ a défendre bañ a jege trop sunu camp lu bari xam nañu ne dinañu teg pression parce que Ligue des Champions bi dafa bokk ci seen objectif ndax phase de poule yi xaalis bu bari moom moo ci nekk. on a quand même 2 buts d'avance, faut pas qu'on oublie ça. te tamit bu ñu fàtte ni am nañu ñaari but ci ñoom waaye dinañu jouer comme ni ñu koy faral di defee. maanaam te bal bi bu baax moytu seen transversal yi ci biir surface bi ndaxte arbitre yi ci genre action yooyu dañuy sukkandiku di siffler naka su dul noonu ñoom faw ñu découvrir ndax dañoo bëgg a dugal ñun nag ak suñu vitesse suñu joueur yu gaaw yi ñu yor mën nañu leen contrer bu baax. Parce que ça, je pense qu'ils sont obligés de marquer donc automatiquement ils sont obligés de jouer haut et là on sait que dans le dos il y a de la place quoi donc ça c'est un atout pour nous. niñ ko waxoon ci ponk xibaar yi ëllëg la màggaluk poroxaan bi ñu dem nag ba poroxaan daal di rek yëri xabru bu soxna Maam Jaara Buso waajur bu jigéen bu Xaadim Rasul boobee kon taalibe yi tàmbali nañoo ñëw ci xabru boobee ngir rek yeesal seenub njéggalu ñu gis ne nag lu am solo la ni kii ren ji ndax màggal gi li ko wuteek li weesu dafa rek tombeek ci at mi nga xamante ne ci la yegsee ci jal bi moom xalif général des Mourides dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing. Poroxaan di bërëbu ñaan nit ñi di jóge fu ne ci àdduna bi ñëw fii nag rawatina taalibe murit yi ngir màggal soxna Maam Jaara Buso di royukaay ci diine islaam. soxna Jaara amuñu fayam waaw ndax soxna Jaara ñu liggéeyal lii lépp kon soxna Jaara amuñu fayam nañ góorgóorlu rek jéem a mel ne moom waaw loolu rek lañuy ñaan yàlla. soxna Jaara xanaa baax lool te yiw fii ko fi ñëw sa xol dina dem ci Maam Jaara te lu rafet rek
moom nga bëgg sa xol moo tax a jógee Touba Mbacké ñëw di siyaare si. ñëpp ko war a waaw ñëpp a war a roy ci moom muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag ab royukaay la daal. Soxna Jaara nag mooy jéenu jigéen yaa noonu yàlla xiir ci lu baax rek barke Soxna Jaara. dañ ko war a roy. ah. roy dama war a roy. waaw dañ ko war a roy dëgg la roy ko yaa noonu yàlla jox ci jikkoo bi barke Serigne Touba. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nekk xalif général des Mourides di jiite màggalu Poroxaan li nu mel nag Mouride yi di ko waxtaane boole di ñaan mu yàgg fii te ànd ak wér. nga xam ne moo fi daan dalal jaam yi ak taalibe yi te yàlla def ko mu toogal fi Sëñ Touba waaw ñu ngi koy rafetlu di ñaan liggéey bi woyof ci yaxam. waaw sëñ Mountakha Bassirou moom dañ koy ñaanal rek yàlla na ko fi yàlla yàggal daal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool ndax bu fi yàggee xolu jullit yëpp danañ sedd. xëy na lool de waaye jàpp naa ne liggéey bi moom mi ngi ci woon saa su ne rek xëy na waaye nag nit ñi doon ko jàppe noonu. sëñ Mountakha yàlla na yàlla guddalu fanam tam yàgg ci jal bi barkib sëñ Touba. ñaan yu bëri nag ñu def ko ngir sunu réew nga xam ne ñu ngi jëm ci élection ngir jàmm am fii. jàmm ak salaam ci Sénégal te loolu doo nga fi am ndax looloo xaj ci réew mi. waaw Sénégal it wax dëgg yàlla liñ si ñaan mooy mu doon réewu jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj waaye tamit naataange nag ndaxte soxla nañ ko yàlla na ko si yàlla def. bërëb bu sell bi di bërëbu maam Soxna Jaara Buso góor ñi jigéen ñi ndaw ñi fu ne la ñuy jóge ngir di ñaan nag Sénégal am jàmm naka noonu ak yokkute ki nga xam ne moo nekk soxna maam Jaara Buso yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem. yàlla yokk leeram ëllëg la kon màggalub soxna Jaaratulaahi ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf talaata ju diis ca tiis la ñuy las yéene kaay nañu moo am ci réew mi démb ubbil yéene kaay bi ñaari accident yu am ci yoonu poroxaan yi benn kaaru Njaga Njaay bu doon dem poroxaan yaboon ay nit ba fees moom bëkkante ak benn bus journal las nañu dégg nañu ci rajo Futur Média benn médecin boo xam ne fekke woon na accident bi nee na bii l'accident bi amee jàpp nañu juróomi nit yu faatu ci saa si am juróom-ñett yeneen yu ca jëlee gaañu-gaañu yéene kaay bi nañu waaye ba ñu demee ba ca ngoon nga ci la ñu dégg yeneen média yuy xam le ne li faatu ci accident bi mat na ñaar fukki nit keneen ku faatu ci l'accident démb yéene kaay bi nañu moo di Massar Diop ab sandarma la bu ñu affecté woon ci Ousmane Tanor Dieng bi ñu ko joxee mu jiite kër gi di au conseil collectivité territoriale démb nag bi cortège sam doon dem ca Poroxaan sandarma Massar Diop yoroon ab motaaram nekk ci cortège bi ba ñuy tollook lulli ga ca Sandiara ca la benn kaaru Njaga Njaay mbëkkee motaar bi sandarma Massar Diop faatu ca saasi ab néewam sapeur pompier yu Mbuur ñoo ko fa jëlee yóbbu ko ci l'hôpital Grand Mbour laata ñu ko indi ci Ndakaaru ngir rob ko sandarma Massar Diop yéene kaay bi nañu ma nga cosaanoo ca Sibassor ga ca Kaolack Casamance ak la amoon ci àll Bofa Bayot ba journal Le Témoin moom la xëyee yéenekaay bi nañu ñaari weer rek ginnaaw opération ba militaire yi doon amal foofee jur na lañ ca doon yaakaar boole ceeg sandarma yi nga xam ne ci diir bu gàtt fexe nañu ba xam ñan ñoo def ak ñu def lu jëf ju ñaaw jawoon ci àll Bofa Bayot ba soldaar yi Sénégal it am na ay dali rebelle yoo xam ne jot nañu leen a démantelé témoigné nañu kontaan gu mu kontaan ci jàmbaari réew mi mu di soldaar yi moo waral président Macky Sall ne dana yokku seen ndàmpaay maanaam prime yi li ko dalee benn fan ci weeru mars lépp rek ngir gënal seenu nekkin ginnaaw sandarma yeeg l'armée bi ñu wax ci dikk mu di division investigation criminelle ak jaloore ju réy ji ñu defati ci réew mi jëral xët mu njëkku libération ab jihadiste bu jigéen la ñu teg loxo AS lay wuyoo yéenekaay bi nañu ba ñu koy jàpp réewum Libi la jóge woon fa la nekkoon mook jëkkëram fa la faatoo moom it ab jihadiste la woon soxna si alkaati diggi teg loxo ne ab jihadiste la libération nañu mi ngi bokk ci réseau bu Abu Hamza Khalifa Ababacar Sall Le Quotidien nee nañu yaakaaram tasatina ca CEDEAO ubbil journal bi lii avocat doon sàkk moom Khalifa Sall ca cour de justice bu CEDEAO mu di ñu neenal tuuma yi ñu ko gàlli lépp teg ci suuf bàyyi ko moom Khalifa Sall mu dellu ca leen cour de justice bu CEDEAO àndu ci gàntal na record ba nee na ko déet Walf Fadjri xëy ñu indil li nekk ci verdict bu cour de justice bu CEDEAO bi jëm ci mbiri Khalifa Sall ak coowal caisse d'avance bi ñu leen di toppee Rewmi Quotidien moom it xëy topp xibaar bi xamal ñu ne Khalifa Sall maire bu Ndakaaru CEDEAO débouté na ko ci recours ba ñu ko joxoon libération nañu la ñu ko def romb na débouté daanaka dañu koo dàq li ñu ko wax wute ak foo xam jëmal enquête dina kay nañu Khalifa Sall ñàkk na la bataille d'Abuja yéen kay bi nañu waaye fii ci Ndakaaru ci layo bi avocat yu Khalifa Sall yi yàq nañu mbelengaan avocat état bi ak siis bi maître El Hadji Mamadou Ndiaye moo ne siis bi monsieur le juge bul fàtte ne bés dana ñëw président Macky Sall dana fi jóge keneen mooy toog doon président maître Youssoupha Camara ne ci xët mu njëkk yéenekaay bi gars yi dëgg yitteelu leen amuñu ci sax soxla li ñu soxla mooy nu ñu def ba sànk suñuy client source a nañu démb ca layom ñoom Khalifa Sall ba ca tribunal ba lu ne gis nañu ko fa ay saaraki ay alxuraan jib na démb ca tribunal ba Les Échos nañu avocat défense bi ñoom meloon nay addiskat di waat siis bi
boole ceeg di dojji seenum client di Khalifa Sall. oustaz maître Amadou Ali Kane moo njëkk ne monsieur le président yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na attekat bii dugg àjjana mooy attekat bi xam dëgg di atte ci dëgg. oustaz maître Pape Leyti Ndiaye tegal ko ci ne borom bi subhaanahu wa taala rek moo yayoo toppee. maître Youssoufa Camara ne ñu Khalifa Sall kaso la nekk di gagné ay élection bu génnee ci kaso bi dana gagné yeneen élection mbiri Khalifa Sall taxawaayu opposition bi giita ngaas ak mbii fa forante gi am ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck taskatu xabaar bii di Pape Diogoy Faye doo nit njiital direct info xëy na di ko jàngat ci xët mu njëkku direct info yéenekaay bi nañu li mu ci wax yépp moom Pape Diogoy Faye ma ngi ko waxee ci Mbour TV ci émission bu ñu naan kii kan la Pape Diogoy Faye nañu Khalifa Sall dafa joxe ay faux document kon bu ko yoon toppee ci wàllu faux lu war la mu tegal ñu ci ne caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ak nañu ko tëralee ca mairie ba xàmmee si wu ko ako caisse noire kon kenn waru ko justifier li waral Khalifa Sall nekk ci yile ñool Pape Diogoy Faye nañu dafa taxaw lànk kandaara ne du jàppale Macky Sall ngir mu am deuxième mandat te it daf leen a tàmbale woon a sonal ci diwaanu Ndakaaru ci wàllu politique ndax ci Dakar militant yu bari moom la ñu àndal Khalifa Sall loolee moo dugal Ousmane Tanor Dieng ci fitna ndax doole ji Ousmane Tanor Dieng amoon ci Ndakaaru dafa tàmbale woon a wàññeeku Mbuur ga nga xam ne fa la fekk baax teg fa tànk moom saa ngeeñeen di Ousmane Tanor Dieng maître Oumar Youm da ko fa dàq gu mitti Ousmane Tanor Dieng gis ne mi ngi tàmbalee néew doole tax mu taxaw ci tànki sànk Khalifa Sall Diogoy Faye nañu Macky Sall bu jëlul emploi des jeunes def ko yitte bu moytuwul ci présidentielle 2019 yi deuxième tour la jëm ñu dem ci lambu ji Mbaye Guèye Tigre de Fass ba woon moom la journal sunu lambu xëy dalal ma nga fay leeral li tax Ama Baldé daan Papa Sow wax na fay ne combat Modou Lo Ama Baldé mënut a ñàkk lambaleen boole waaye nag mi ngi aju ci Modou Lo Idrissa Gana Gueye jógeegul ca Everton léegi stade yéen kay xibaar nañu ne moom Idrissa Gana Gueye signé nañu ko beneen contrat ci Everton contrat boo xam ne 2022 la jëm Idrissa Gana Gueye nee ci xët mu njëkk journal bi Everton mooy fi gën ci man Libération mi xëyee xibaar boobee dem ci sax ba xamal ñu ne Idrissa Gana Gueye contrat bu bees ba ñu ko signé ci Everton juróom fukki millions ak juróom lay fayee ko semaine bu nekk. jaajëfal ko Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina teewaat ci yeneen jutaay xibaar leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.